jëwriñ ji nga xam la ñuy dénk wàllu napp mi patéral gi mu woon jëmale ko ci seen juróom-benn doom yi réer ci géej gi boobaak léegi toll na daanaka si juróom-benn fan moom la ñuy ñaawlu gannaaw nag ba ñu defee lépp lu ñu mën dara sottiwul la ñuy sàkku ci njiital réew Macky Sall mooy muy jàppale leen ci ay fafal naaw ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro Théodore Semedo. jaaxle boo xamante ni dal na ci suñu kaw ñun ñëpp waa Caaroy Géej xam ne dañu réer depuis samedi ba léegi li ñu mën yëpp nag def nañu ko waaye dafa am loo ndax xale yi fi seen doole yam fa lañ mën a yem ñuy woo nag ministre de la pêche mi nga xamante ni moo yor wàllu géej gi boobu ba léegi ñu ngi xaar réaction mais ba tey gisaguñu dara président de la république yi tamit ñu ngi xaar moom tam ba xam yan taxawaay la ci am ndax fi mu toll nii juróom benn bakkan du benn bakkan même bu doon benn bakkan la sax jar na ñëpp jóg kon nag ñuy ñaan gouvernement bi tiis bi nga xam ne dal na ci kaw waa Caaroy ñu bokk ko ak ñoom. ñun nag ñaanuñu ceeb ñaanuñu xaalis ñaanuñu dara li ñuy ñaan mooy ñu wëral ñu suñuy doom ba ñu dellu si waat ci jàmm loolu rek la ñu soxla ñoom nag booba léegi dañoo wéet ci yëf yi gisuñu kenn lu ñu mën def nañu ko gisuñu nag kenn ku leen taxaw ay xale kese nga fi gis booba léegi ak jigéen ñoom nga gis ñu taxaw gisuñu kenn ku taxaw ci seen ginnaaw pour jàppale leen ñuy ñaan nag képp koo xamante ni daal am nga pexe ci mbir mi wala ñaan ñu ngi koy sàkku parce que xale yi wéet nañu. hélicoptère yi daal am nañ yaakaar ne buñ jugee mën na am yaakaar parce que ñun ñàkkaguñu espoir ba tey fi ñuy wax ak yow nii jàpp nañ ne ñoom ñu ngi dund parce que am na ñoo xam ne def nañ ay 19 jours géej du am problème parce que ñun ay demkatu géej lañ waaw rey yàllaay rey nag mais dee si géej si demkatu géej yombul ñun daal état la ñuy lancé appel ak ñëpp nag sëriñ yi diine ak tarixa yëpp ñu ñaani sax doon lañ gën a soxla état nag ñu koy xamal ne fii amul kenn benn autorité bu fi ñëw. ñeneen ñu kontaal ñoom ñoo di askan wi dëkkee fële ci Ross Béthio du góor du jigéen du mag du ndaw ñoom ñëpp ñoo mas wàcc ci mbedd mi di ñaawlu melokaanu ndox mi leen waa CO di jox saa su ne seen bakkan lañ ne mi ngi ci xottu gerte ba tax ñu saako ci nguur gi mu jëlee fa CO indi fa waa SDE Moustapha Fall mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Gabriel Barbier. di dund li ñëpp di dund nag gis nga ndox mi ñuy naan mi ngi nii ndox maa ngi nii nettali centre de tri bu Njaay gis nga ndox mi ñu fa jëlee par rapport ak ndox mi yéen ñëpp yéen a ko gisal seen bopp xam ngeen li jaaduwul lii la ñuy naan mooy lii encore c'est la même chose CO facture ndoxam dafa cher par rapport ak SDE mi ngi def 3 tranches ñun ñu ngi ci benn tranche à 275 mètres cubes mais ñun suñu 275 mètres cubes dafay mel na facture 80 000 la ñuy indil si këru ñetti nit compteur yi ñu gën a jaaxal nag mooy compteur ndox yi nga xam te ne mooy seen baromètre bi ñu mën a mesurer ndox mi ñuy jox ñun ñoo koy fay su compteur yàqoo ñun ñoo koy fay alors que ñoom ñoo moom seen compteur. léegi situation bi lan la. situation bi li tax mu déborder mooy dañoo toog 3 jours ñu privé ñu ndox non 3 jours la ñu privé ndox bi ñuy privé ndox 3 jours delloosil ñu ndox 2 jours ñu naan kon fii la yem ñu toogaat 4 jours privé waat ñu ndox. tey jii la ndox mi di soog a ñëw te lii lañu fi indi ñun nag suñu problème tey jii mooy muy CO ak beneen opérateur bu mu mënti doon ndoxu qualité lañu soxla prix bu abordable ñu jox ñu ko à temps réel parce que ndox tamit bu fekkee ne dañ la koy jox ay compte-gouttes wala doo ko am ci dëkk bu mel na bu Ross Béthio jaaduwul képp opérateur daal boo nga xamante ne état bi jox na ko ndox mi mu ñëw fii di ko gérer nañ jox ndox mu sell ndox mu baax ci prix bu baax. matériel bi dafa vétus actuellement ni château d'eau Ross Béthio sax moo njëkk a nekk problème ñun ñu ngi wax ci waxu ndox mi mais château d'eau bi dafa menacé ngi fi si réew bu baax a baax suñu pancarte yi ñu si bind population bi yëpp nee nañu na CO dégagé remplir condition yi nga xamante ne moom moo taxoon ñu jox leen ndox mi parce que ñun comité la ñu yoroon comité usagé bi fi nekkoon ñun mu dee comité boobu même bu fekkee ne comité boobu c'était des gens ya nga xamante ne xëy na xamuñu dara la ñuy wax mais ñoom amuñu woon ak ñoom mu ngoog loolu day kaddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci kii di Moustapha Fall moo doon wax koon ci turu askan wa nga xam ne dëkkee fële ca Ross Béthio Serigne Abdou Samad Mbacké sooy bu joxoñ ab baaraam tuma nguur gi ne loxoom génnul ci ñàkkum kaaraange askan Touba di dund bés bu yàlla sax nga dégg ñu naan ca gox sangam ci diwaanu Touba agressé nañ fa ab doomu aadama te du mujj fenn lu ni mel la wax ne mëntu la wéy ba tax mu profité ci bëccëg bi ñu doon am na jagleel ko wala xasida ci diwaanu Touba daal di sàkku ci kilifa yi ngir lu ni mel dakk dañuy dem ci diwaanu Touba fekk fa Mamadou Makhtar Sarr.
mbaali fii xew jéggi na dayoo du ñu toog ñaari ay bés yu déggul ku ñu faat wala ku ñu rey wala ku ñu agressé te li ñu ci gën a naqari kilifa yi ngànk réew mi dafa mel ni dañ koo soofantal ñi dëkkee jëf ji dara du leen ci fekk du samay kàddu de Serigne Abdou Samane Mbacke Souhaïbou moo ko yëkkati ci bëccëgu xasida gi ñu doon amal ci jaalibatu surtout Serigne Touba daa doy sëkk nag. waxtu wala ngay dégg dëkk bi nii di sàcc di dóore di daane te mel leen na mu war a amee ci ñun ba ca war bañ jàpp leen wala la ca war duñ ko def ji ñu ko kenn nag waaye amul benn buñ topp ba am ca lañ bëgg. yemul foofu de Serigne Abdou Samane Mbacke di seetu Serigne Touba Xaadim Rasul bi dolli na ci ne bu doon mbir mu dal ci kaw Serigne daara yi état beeg nguur geeg ñëpp ay jógandoo dal ci seen kaw dañ leen di teg ay daan yu jéggi dayoo li ni mel nag dafa mel ni kumba am ndey la ak kumba amul ndey Serigne bi ne parparloo gi dafa métti lool. te moo ne de dongob daara bu génnoon sa kër sëñ daara yorub jéego képp balaa mat juróom-ñaari jéego ñu jàpp sëñ daara ba tey. kon jàpp sëñ daara da leen a gën a jàpp sàcc bu toll Tuuba. ay kàddoom Serigne Abdou Samane Mbacke ne jot nañu aaral suñu bopp li nu moom te li ni mel nag xasida yi dong moo ñu ko mën a may buñ ci tënkoo te di ko jëfandikoo ni ko Serigne Touba Xaadim Rasul diglee dara dootul yëngu te tigga dootul toj. nag Serigne Touba amul na solution ci loolu kon nag commerçant yi. bu ko defee ñii lore bu ñëwati ci yéen ndax Serigne Touba fàbbul leen lépp genn gi moo di asmaa ahlu badri waxuma asmaa ahlu badri dañ koy teg ci bagage muy wattu kër ga waaye du lu ñu jàng waxuma kenn jàng ko waaye ku am sa place teg ko fa kuy lore du fa dem ko fa ab sàcc du fa dem am na xasida yi bu sëñ bi tënkee laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin xasida boobu gii illaa subhaanaka innii kuntu mina zaalimiin juróom-ñaari yoon boo ko mënee nga def ko juróom-ñaar fukki yoon tëjee ko xasida gi kenn kuy lor du la mën a jege bu duggoon ba jege dañ koy dëggal mu dem du egsi ba ca topp nag mooy gim aari dëkk muy mat la bu foofu yi dinañ ko jàng suba ngoon bu ko defee du soxlaal kenn dara lépp dana ñëw. ci fàttali nag bëccëg gi ñu am satu Souhaïbou Mbacke moo ko doon amal ci dëkk bii di Jaalibatu war a toll ci ñaari kilomètre Touba Mbacke Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Mamadou Makhtar Sarr ñu ngi lay sant di la gërëm Cheikhouna Gueye ñu jàpp tur yu baax moom moo di sëriñu daara boobu nga xam ne nii moom la ñuy jàpp fële ca Njaañ kon mu jàpp ay xale di ay xale talibé toll ci juróom-ñett gën ngaa bëri fukki at kon yeew leen ngir ñu bañ a daw gendarme yi nag tegoon nañ ko loxo tegaal loxo tamit wéy juru xale yooyu lee ak it ki nga xam moo ko dafa buñ sukkandikoo ci suñu naatango bañ toogal fële ci diwaanu Louga moom Cheikhouna Gueye di sëriñu daara ak juróom ci ñi nga xam ni lu jëm kon ci élément bi incha allah dañ ci dellu soit ak suñu naatango bi di Omar Kayre gannaaw bañ ko takkale ay bagaasam jëbal ko procureur de la république moom Seydina Fall alias Bougazeli Aliou Sall mi meeru Guédiawaye wuy juna ci suba tey jële doyen des juges Samba Sall mu war koy déglu jëmale ko ci pétrole ak gaz gi feeñ ci réew mi le ci jamono jojule ndaw ya dëkkee fële ci diwaanu Guédiawaye tey wuyu société civile ñaar du ci mbiru lu xóor ñoom daal dañuy jàpp nangu Cheikh Semi Traoré mu wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. njiit yi nga xamante ni dañoo nekk Géejawaay parce que ci seen ay jëf-jëf ci seen ay doxalin dafay am ci yoo xamante ni dafay ñaawal deru Géejawaay. beneen forme banditisme la ñu nemmeeku. muy li ñuy wax le banditisme foncier et financier te loolu suñu ay njiit yi nga xamante ni ñoo nekk biir Géejawaay ñoom ñoo ko sooke. bu ñu fàttalikoo suñu maire Aliou Sall tudd nañ ko yu jëm ci wàllu malversation yu jëm ci wàllu guerre ci suñu pétrole ak suñu gaz ak ay étranger loolu nekk jur coow bu rëy ci Géejawaay ba tax na fu ñu dem ñun doomu Géejawaay
dañ ñuy laaj ana Aliou Sall ne ko mu jox ñu suñu 400 000. beneen kilifa boo xam ne député la nekk Guédiawaye ñu koy wax Bougazeli Seydina Fall Bougazeli moom tamit di représenté Guédiawaye ci assemblée nationale ñu dégg ko ci yoo xamante ni rafetul ci suñu der muy trafic de faux billets, blanchiment d'argent, tentative de corruption ak yeneen ak yeneen mu nekk loo xamante ni tamit dañ koy ñaawlu du ñu nangooti kenn koo xamante ni dañ fiy ñëw pour di yàq suñu der. des ba tey ci dossier boobulee Khadim Diop muy maire Loro nekk responsable après nekk foofee ci diwaanu Louga ma ngay rafetlu taxawaay gendarme yi jëm ci mbiri faux billet bi ñu toppee seen naataango bi di Seydina Fall alias Bougazeli ndaje mu yaatu mi mu woote woon doxoon ci digganteem ak taskatu xibaar yi occasion la woon ci moom Khadim Diop mu daal bi wër di wax naan ñoom ànduñu ngir randal élection locale yi lee dañuy dem ci diwaanu Louga fekk fa Omar Kayre nekk jaraaf bu commune bu ne ànd na ci toxal gi ñu toxal élection locale yi ba 2021. bi ñu génne ci élection yi opposition surtout ñoom ñëpp ñu ngi doon wax ne fichier bi baaxul dañoo war a xoolaat système de parti bulletin unique léegi dialogue national bi ñu taxawal ko ñu ciy waxtaan kon nag ci période boobu moom ñëpp xam na ne pratiquement techniquement mën a tenir élection yi ci date bi ñu ko bëggoon léegi waxtaan consensus nag ça va pas dire l'unanimité mais am na consensus te tam njëkkewu fi en 2007 Abdoulaye Wade prolongé na fi mandat maire yi ba 2009 lañ ko doog a defaat muy 7 ans jot na fee prolongé tam mandat député yi. dégg naa sax benn ñu naan xam ay recul de la démocratie recul non y a loolu dara amu ci. am na sax benn maire bu nekk daa yëpp dégg naa ko mu naan suñu mandat bi dafa illégal ak dafa def yi mais na bàyyi opposition dañuy wax sax waaye àndul ci ñu teg ay délégation spéciale ci collectivité locale yi ndax dafa jàpp ne amul benn njariñ. ku mel ne Bamba ji dafa waxoon ne ñeen def délégation spéciale kii na ko li ngeen wax xamu leen ko délégation spéciale xamu leen ko parce que ñii au moins nit ñi population yi ñoo leen fi tegoon. moom mii nag nga xam ne nekkoon na officier judiciaire doon jàkkaarloog presse bi dellu si ne ci mbirum faux billet bi nga xam ne ñoo ngi ciy taqal Seydina Fall Bougazeli te nekkoon député moom mi di rafetlu doxin bi nga xam ne noonu la ci enquêteurs yi doxalee ndem sax ay pression mi ngi doon jóge ci ñenn ñoo xamante ni moom gis na ne xamuñu dara ci dossier bi. dégg naa ñu woon ay ci arrestation bi am na rupture d'égalité dañ ko waruñu ko woon a bàyyi. impunité am na ci parce que aussi. nit dafa war a moytu lu bari di wax ci loo xam ne xamu ca dara ku mel ne Birahim Seck dégg naa ma woy c'est une question d'honneur pour les responsables de la gendarmerie te la laal ainsi mais Birahim moom daa war a wax ci lu mu xam Birahim Macky Sall moo ko yóbbu conseil économique environnemental ak yeneen syndicalistes moom nag amul benn leçon. lu jëm ci débat bi ñuy wax ci 3e mandat bi moom responsable apériste bi dafa jàpp ne wax jooju moom dafa teel. ñu ngi lay sant di la gërëm àdduna wërngal këpp di yendoo màggal tey ji ci altine ji yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weer novembre bëccëg bi ñu jagleel xeex fitna ak méttal yi ñuy teg jigéen suñu réew nag du sunu gaal di si bay waaram gannaaw ba ñu gisee ne téeméeri jigéen yoo jël fi ci réew mi fanweer ak juróom yi ko ñu ngi leen di fitnaal di leen méttital Mamadou Diaby Gassama amal nañ ab taxaw seetlu daañ ci dellu si waat incha allah rabbi ci ñaareelu pàccu xibaar yi mbokk yi ci foofule ci la ñuy tàbbisee yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak soxna Fatou Bintou Diouf. ñu dooree xibaaru bi ci réew yi ca Guinée Bissau gannaaw nag vote bu ñu nemmeekul nag benn jafe-jafe ci dibeer bile ñu jàpp nag ni lu tollu si juróom ñaari téeméeru fukki électeur ñoom nag ñoom ñoo wuyu woon bañ gàcce yi ngir rek fal
élection ba nga xam ne daanaka nag yemoon nag fa réew bu Guinée Bissau bëggee dëpp nag carte ga fàtte crise politique ba nga xam ne moom moo lambe ab réewam ca wet ga nag ñi nga xam ne ñoom ñooy fare ci président sortant José Mario Vaz moom nag jàpp na yile élection sax daanaka nemmeeku na si ay lënt maanaam ay irrégularité commission électorale yi feelu ko rek di xamle ñoom la ñu gis rek ci belle élection jaar na yoon opération nag de vote yi gis nañu ne rek ku ne dugal na ci loxoom ab njuuj njaaj nag mënuñu ko nemmeeku mu doon nag teggi nañu bépp tuuma boo xam ne nag José Mario Vaz di président sortant daanaka yëkkati na ko bik ci guddi. buñ fa jógee ñu jëm fële ca Liban ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak nag Hezbollah bi wàccoon nañu ci mbeddi dibeer bi ci guddi jàpp nag fajar ci si lundi bile ca Beyrouth mu doon ab manifestation ba nga xam ne ñoom nag la ñu bëgg mooy jàmmarloo si ak gouvernement bi gannaaw rek ay dogal ya nga xam ne nag jël nañ ko jëm ci ay coppite nag ci biir réew mi gannaaw nag ba ki nga xam ne moom moo nekkoon élimaanu jëwriñ bi di Saïd Hariri tekkee nag ndombal tànkam ci 29 octobre ba ñu génn ñi nga xam ne nag ñoom ñooy askan wi daal di làbbaliwaat rek ci mbedd bi ngir rek wan ñi nga xam ne ñoom ñoo làng politique bi waaye tamit ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk nguur gi naam sax moom Saïd Hariri teggi na ndombal tànkam waaye la ñu bëgg rek moo di ab gouvernement ba nga xam ne ña ca nar a bokk nag danañ doon ay technocrate wala sax ay indépendant. ñu jëm fële ca Géorgie foofee yi tamit mbir yaa ngay takkar naa si ndax askan wi rek ñoom la ñu bëgg moo di bile yoon nag ñu indi coppite ci ab réforme ba nga xam ne ci fukki fan ya ñu weesu rek lañ ko jël mu doon ay réforme yoo xam ne dafay indi ay mbicco mbaalo ci élection ya nga xam ne nag moom la ñuy dëgmal askan wi ne nag faaw ñu teg si seen nupp tànk ànd si rek ak kujje politique bi ñoom kañ ca joxoñ ak baaraamu tuuma si jamono ji ni lu njig njaag moom mooy njaag di Bidzina Avanitchvili nga xam ne moom mooy njiital parti bu nguur gi moom nag doon na ko xam ne ku am dayoo la nag ci biir réew mi ndax bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ëppi koppar ci réew bu Géorgie opposition bi nag ma ngi koy dut baaraamu tuuma ni moom dafa rek bëgg jaawat le poosap ak gafaka nguur gi waaye tamit dayoo bi mu bëgg am rek ci biir réew mi loolu la bëgg a jëfandikoo ngir jënd askan wi waaye nag ñoom yemuñu ci benn yoon ci tuuma yi ñoo ngay jàpp ni sax moom dafay lëkkaloo ak réew bu bëri ñaari réew yee sax bëri na la nga xam ne nag daanaka mën na kaa firndeel ay député pencum réew bu nemmeeku ci biir réew bu Géorgie loolee nag indi woon ay jafe-jafe ba askan wi wàccoon ci mbedd bi daal di ko ñaawlu. ñu jeexalee xibaaru biti réew yi ca Hong Kong gannaaw nag ndam ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy pro démocratie am nañ ko nag ci élection électorale yi mu doon nag ab élection ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy pro Pékin yi daanaka dañ cee lajj boobee lajj sax tax na ba buñ ko xaymaalee rek ci ay média hongkongais ñoom lu ñu jàpp nag ni si ñeenti téeméeri siège yu toftal nag juróom fukk ak ñaar jàpp nañ ni nag ñi di pro démocratie yi ñoom ñoo jël raaw gàddu gi ndax ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti siège daanaka ñoom moom la ñu gàlloo waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñooy pro Pékin am lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñetti pro Pékin yi daanaka ñaka moomee sax di candidat indépendant yi mu doon ab participation ba nga xam ne daanaka doon na participation record ci 71% yi nga xam ne nag daanaka ñoom ñoo wuy si woon yile vote ci lu toll ci 4,13 millions électeurs di ay doomu Hong Kong. soxna Fatou Bintou Diouf ñu ngi lay sant la gërëm xibaar tàggat yaram yi dañ ci ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane Gomis sëñ Cheikh asalaamaaleykum. maaleykum salaam Seydina Omar Ba. tàmbali ko wàllu football wax ci challenge des sportifs waaw challenge des champions bi nga xam ne ñu ngi koy amal loolu moom mooy tournoi bi di ubbi saison 2019-2020 bi ci wàllu Ligue 1 sénégalaise dégg nga moo kon nag moom moo doon jongante boobu gis nañ ne nag démb ci week-end bi kii di Jaraaf bu Ndakaaru Teungueth football club ak Gorée ak Jàmbaar ñooñu nag mujjee nañu qualifié ci carré d'as bi
jogante bi amoon démb diggante ñaari équipe yi moom mooy équipe bi nga xam ne moom la kii di Laye Gueye nekk coach adjoint bu coach Teungueth Football Club moom mi nag ñu déglu ko ci micro Mamadou Dieye. ñun ñoo yoroon bal bi xam nga ñun ñoo yor bal bi lu ci ëpp mais liñ koy yor yëpp sunu camp lañ koy yor te pour gagner match il faut bal bi nga yor si camp jàmm pour mën fa dugal but. bon am na loo xam ne baax na am na loo xam ne baaxul bon léegi nag ñun loolu lañ fi nekkee pour au moins corriger lu baaxul léegi nag li am na ay repères am na yoo xam ne baax na mais li baaxul tamit il faut ñu wax ne baaxul parce que match lépp mënu baax même boo gagné 10-0 11-0 am na yoo xam ne baaxul yooyu la ñuy jéem a travailler pour def ko lu baax. daf ñu doon daal depuis bi ñu nekkee préparation dañuy mëne adversaire bi ñëw mais dañ doon gagné mais tey dañ leen ko doon wax da ngeen dem ba match boo xam ne bu ngeen mënee waaj a égaliser bu ngeen mën a dugalaat but mais am na ay choses yoo xam ne dafay arrivé ci football léegi nag yooyu ay choses négatives la moom la ñuy jéem a liggéeyaat pour préparer pour jël championnat bi sur tous les plans préparer sur le plan physique sur le plan technique sur le plan tactique sur le plan mental yooyu préparer wu nañ parce que bi ñuy signé Teungueth FC loolu la ñu waxoon dañuy ñëw pour jël championnat on est ambitieux nag on verra luy terrain bi di joxe. waaw dégg ngeen ko kooku Laye Gueye di coach adjoint bu Teungueth Football Club ñoom nee nañu championnat bi la ñuy wut ci jogante boobu ñu amoon démb ak Jaraaf te nga xam ne benn ball ñu déglu Siré Dia di tàggat équipe bu Jaraaf bi ñu déglu ko. lu gënoon am ci tournoi bi ba ñu jógee Gambie di ñëw Malick daf ñu ne l'essentiel de bu ñu participer rek mais nañ jéem a fexe tout pour qualifier dem demi-finale bu ñu demee demi-finale après dinañu xool lu si topp te yàlla def na ne qualifié nañu joué nañ benn match contre Dakar Sacré-Cœur def nañ 0-0 deuxième match bi mënoon nañ ñu 1-0 ñu égaliser qualifié demi-finale defe naa ne loolu lu baax la mais du jàngat que équipe bi dox na wala doxul mais su résultat pour une compétition pour dem demi-finale mën naa ne baax na parce que on a géré les matchs ñëpp xam nañ Jaraaf équipe bu mag la équipe boo xam ne si lépp lu muy dugal da koy bëgg a jël mais comme yàlla def na demi-finale ba pare parce que bu ñu yàlla may ndam ñu gagné demi-finale bi dem finale après ñu prépare. ñu des ba léegi ci tournoi challenge des champions bi amoon ca stade Alassane Djigo bu Pikine jogante bi diggante académiciens yi jàmbaar mu mujjee daan kii di génération foot ñaari bal ci benn dañ def rek dégtal leen kii di tàggat équipe bu génération foot bi te ñu daal leen mooy Djibril Fall ci micro Mamadou Dieye. wax élimination qualification si ngay wax donc élimination ci compétition la bokk bien que nekkul ñun suñu philosophie. parce que tey bi ñuy ñëw li nekkoon suñu bopp mooy tournoi bi ñu joué ñu gagné ko loolu lañ bëggoon donc yàlla def na tey ñu daanu ñu perte donc perte boobu éliminé ñu ndax dañoo amoon défaite te du ñu def lu tënku ci compétition rek xam ni compétition moo demee mooy joué ko ba mu jeex te du ñoom défaite ba pare gagné ko mais comme lii la yàlla dogal donc dañuy def jàngal lu baax loo xam ni am na loo xam ni baaxul. mais dañuy jël ñaar yooyu yëpp nag boole ko pour dem defaru ji waajal championnat bi. amoon nañu jafe-jafe parce que adversaire bi ñun dañoo xaw na sori di ko bàyyi muy génne ballon bi di ko circuler ñuy daw ci ginnaaw loolu xaw ñu sonal ba pare ñun tamit saa ñu ko waree dañ ko doon gaaw a perte ñu def ay fautes yu bari faute technique donc biñ ñëwee ci mi-temps bi metti woon na trop ba tax na xëy na mënoon nañu am beneen récompense pour le défaite. waaw kon nag mu ngi noonu ci li nga xam ne moom mooy tournoi bi challenge des champions. bu jógee kon ci Pikine dañuy dem ba fële nga xamoon ci diwaanu Fatick wax ci wàllu nawetaan. kii di ASC Sangomar Seydina Omar Diène moo taal caax yi mu doon benn bal ci dara la ñu daan kii nga xam ne moom mooy beneen équipe. bu rëy bi af fa amoon bi nag mooy juróomeeli yoon ki di ASC Sangomar di jël tournoi boobu ay dara. ngir am organisation bu mucc ayib ci Jeux olympiques de la jeunesse bu atum 2022 Stade Iba Mar Diop dinañ ko daaneel ngir yeesalaat ko Léopold Sédar Senghor nag dinañ ko tëj ngir def. waaw kon nag ñu dem jëli ci li nga xam ne moom mooy jogante boobu ca Fatick li ma doon wax sànq mooy ASC Sangomar moo mujjee
fële ca stade Massane Sène but bi ki ko dugal mooy Seydina Omar Diène ci mbëkk bu rafet bi mooy juróomeeli yoon bi kii nga xam ne moom mooy équipe bi di Sangomar di jël ndam loolu la nee nañ ma élément bi yembagul kon nag dañuy def lu dul des ba léegi ci tournoi boobu nag parrain bi wu final bi di Mamadou Niang Ngom te nekk daa ñoom li ñuy def rek moom mooy def lépp ba nga xam ne sportu Fatick mën a dox moo tax ñu ciy dugal seen loxo ñu déglu ko ci micro Alxayri Aydara. ab jeunesse Fatick moo xew la organisé ñu fubalandoo man ak man mu tànn ma si biir jeunes yi def ma pare moo tax tey lépp lu ma am su may xarit su may mbokk su may collègue ñi may jàppale mais aussi su ma ministre mobilisé cabinet mi yëpp ñëw gunge ma si bés bi donc loolu day wane rek que ne en fait ñi ma nekkal yëpp bëggoon nañu réussite bés bi te jàppale nañ ma si moo tax mënuma def lu dul am un sentiment vraiment de fierté ak de contentement. waruñu parce que man il y a quelques années de cela dañ ma doon jàppale bi may football fii si même stade bi donc moo tax tey bu yàlla defee ñu nekk ci ay position defuñu dara lu dul suñu mission parce que tey lii ñuy def fu mu mënoon nekk nga nekk foofu nekk doomu Fatick doo def lu dul lii ñuy def donc amul benn mérite bu si am sa mission la rek nga war ko accompagner donc moo tax tey ma ne li ñu def nii lu ñu war la xaaruñu ci jërëjëf utuñu ci dara dañ ñu am fuñ ñu teg pour ñu jàppale doomu Fatick bépp président mun teg tànkam mënu fa dem ministre bi loxoom mënu fa dem tànkam mënu fa dem ñu demal leen suñuy loxo ko waroon di def loolu mooy rôle bi et je pense que ñu ngi jéem ak les 20 moyens yi ñu am di jéem a lépp lu ñu am bokk ko ak waa Fatick lépp lu ñu mën ñu bokk ko ak waa Fatick je pense que ne loolu mooy suñu rôle te waa Fatick xam nañ ko ndax tey bis mi li ñu génnee ñoo jàpp bés bi xam na seen bés bi. waaw kooku moo doon Mamadou Niang Ngom di DAGE ministère des sports mu nekkoon parrain wu final diggante Sangomar ak yaakaar bu Fatick fële ca stade Massane Sène bu Fatick. ñu jeexale ko ak Jeux olympiques yi ñu war a amal ci atum 2022 fii ci Sénégal. waaw kii di nekk ci boppu ligue d'athlétisme bu Ndakaaru moom nag dëgg la ba léegi 2022 jotagul Sénégal moo nar a organiser Jeux olympiques bu ndaw yi waaye nag moom nag mu ngi ñaar moom nag nee na dara leeragul li nga xam ne moom la ministère des sports war a def ñu déglu Baara Thiam ci micro sunu reporter. assemblée bi jaar na yoon ndax ñi fi war a teew nañ mooy club yi ñëpp pratiquement ñëpp ñëw nañ représentation sénégalaise bi ñëw na représentant association mag ñi ñëw nañ xale yi ñëw nañ donc je pense que aujourd'hui mën nañ ci jàpp ne assemblée bi ci organisation baax na beneen bi mooy ordre du jour bi ñu tegoon déroulé nañ lépp li commencé ci allocution yi ba ci rapport d'activité yi ba ci rapport financier bi yëpp étudier nañ ko parce que distribué woon nañ ko avant ba club yëpp jot ko ba lire ko donc tey bi ñu ñëwee dañ ko doon valider nañ ko ba nalal bii passé tey lañ ko waroon a valider aussi valider nañ ko lire nañ ko valider nañ ko donc assemblée générale bu déroulé noonu satisfaction rek nga ci mën a am leen li ci topp nag mooy intervention yu pertinente yi nga xam ne nit ñi def nañ ko parce que nit ñi yemul rek ci Ligue de Dakar dañuy def intervention jëmale ko ci ay infrastructures ñi def intervention jëmale ko ci ay subventions ñi def intervention jëmale ko ci nombre de compétitions ñi def intervention jëmale ko ci yeneen domaine mais tout compte fait lépp dégg nañ ko te dinañ fexe mu gën a baax doon daaw ren bi mooy budget bi déjà yokku na donc loolu mooy acquis bi njëkk a am deuxième acquis bi mooy club yi yokku nañ boo xoolee athlétisme Ligue de Dakar 14 clubs la amoon tey mi ngi ci 20 clubs donc yokk nañ 6 clubs te loolu aussi boo xoolee licenciés yi yokk nañ club bu ci nekk yokk na ay licenciés am loolu aussi lu baax la parce que tey critère boo xam ne IAAF da koy bàyyi xel la mooy xool ba xam kii club yi am na licenciés yi bëri na xool ba xam compétition yi aussi bëri na te yooyu yëpp Ligue de Dakar mi ngi ciy dox. doy am na. donc je pense que aujourd'hui satisfaction rek lañ ci mën a am ci côté boobu avancé bi daal loolu la.
kon nag Seydina Omar Ba lii moo fi ruusoon ci wàllu tàggat yaram. ñu ngi lay sant di la gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Gomis ñu ngi lay sant di la gërëm tamit yemoo ko tamit ñuy ndar képp lu fi ruuse woon ci xibaar ci xaaj bu njëkk bi léegi li ñuy def mooy delluwaat kàddu gi soxna Ndeye Fatou Ndiaye nuyu ko d'abord su ko defee mu daal di dikk ngeen ci des ci magazine bi ñu ngi may xamal ne kon soxna Ndeye Fatou Ndiaye yembagul kon mbokk yi lii moo nekkoon kon lu fi ruuse woon ci wàllu xibaar ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Modou Fall mi fare woon ci xale léegi réalisation soxna Ndeye Fatou Ndiaye moom soxna Ndeye Fatou Ndiaye moom la ñuy delluwaat kàddu gi su ko defee mu yëg yéen ci li des ci xibaar yi bon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askan ak sunu yeddo